autorisation de circuler pour mu mën a dem liggéey ji te dem liggéey ji lañ ko wax mais pas mu dem di taxawaalu ci mbedd mi dem bay organiser des soirées privées soirée boo xamante ni naan sàngara tox ak drogué wu ba Iba Thiam génn ci àdduna la pauvre Iba Thiam ñu ngi koy jàlle mbokkam yëpp. Sénégal moo bindoo noonu moo tax toujours rek yàlla day wane boppam ci yu mel nii parce que lii c'est injuste injustice mënul weesu lii ak discrimination la parce que tey bu ñu demee bay jàpp doomi baadoole yi di leen bastonné di leen toroxal di leen pompeloo di leen defloo ay appui avant parce que dañoo génn doon am lu ñu doon lijjanti soit dañ doon dem am lu ñu doon uti pour mën ko lekk soit ñoom sensibilisation bi dafa des wala xamuñ lan mooy couvre-feu exactement ñoom dañ leen téye di leen duma yu métti te ba léegi mu ngi continuer à Touba démb gis ngeen vidéo bi ay forces de l'ordre ñoom ñoo dem ba ci benn biir kër fekk fa ay jeunes duma leen duma yu métti te amul benn force de l'ordre bu am droit di dugg kër nit à partir de 19h jëm 6h du matin donc ils ont violé la loi ba pare jàpp xale yi yóbbu leen ci commissariat yi di leen duma di leen torture yu métti ba damm seen loxo yi gis ngeen ne vidéo bi mu ngi jàll fan yi yëpp te ñooñu nee nañ dinañ porter plainte dama leen di encourager nag ñu gën a farlu ci seen plainte bi waaw porter plainte parce que dañ leen a torturer te loolu bokkul ci couvre-feu bi pendant ce temps doomi milliardaires yi ñu bàyyi leen nekkuñ ci dara lu dul di caaxaan di dem di organiser ay soirées privées yoo xamante ni nekkewuñ fa dara lu dul sexe cigarette yamba sàngara drogue parce que ñoom ay doomi milliardaires lañ loolu nag dafa war a jeex Sénégal te ñun dañoo bokk ci nit ñi nga xamante ni dañoo fas yéene taxaw di xeex injustice bi am Sénégal ak supériorité bi nga xamante ni ñu ngi koy incarner nit ñi foofu noonu di leen ko imposer parce que ñooñu ay doomi milliardaires lañ soit da ngay nekk doomi politicien wala nga nekk benn doomi ministre bu mag a mag ci gouvernement bi xam nga tu te crois tout permis wala nga nekk benn doomi milliardaire yow lu la neex da nga koy def ba kenn du la wax dara. am na nag ay arrestation am na ñoo xam ne jàpp nañ leen mooy doomi kii Ahmed Amar le défunt Ahmed Amar doomam muy Dame Amar jàpp nañ ko ci d'ailleurs sax moom mooy jëkkëru Marie Ndour si je ne me trompe pas bu doomi Youssou Ndour bi foog naa Marie la tudd si je ne me trompe pas mais nag ñun lenn rek la ñuy wax procureur que la justice soit faite Sénégal waratul toll foo xamante ni doomi milliardaire day def lu ko neex dara du ko ci fekk doomi baadoole bi dañ koy fekk mu sàcc ginaar wala mu sàcc nen wala mu yoreel nit boru 50 000 wala 100 000 francs ñu jàpp ko làq ko jant bi parce que loxoom jotul ginnaawam doomi baadoole la loolu danañ ko xeex dinañ ko xeex nag ba fu mu yem dina neex te fii lañ koy xeexee ci réseaux sociaux yi nit ñi dañuy déglu ñu leen di wax ay dëgg yu tàng jër nag te duñu reculer mukk Sénégal dafa nekk benn société boo xamante ni dafa feebar li ko feebar mooy yàlla dafa bind ay doomi aadama yoo xamante ni néewal doole nit marginaliser nit ci loolu rek la ñuy dox mooy ne nit ki nga xamante ni moom am na xaalis lu ko neex mën na ko def te dara du ko ci fekk doomam lu ko neex mu def te dara du ko ci fekk doomi baadoole bi nga xam ne yaayam day xëy dem marché di jaay géej gi wala muy jaay yéet wala muy jaay jën wala muy jaay caaf ci buntu kër gi moom lu mu def dañ koy jàpp dóor ko dóor yi métti tëj ko ci kaso bi li tax ma ne yàlla moo leen weer mooy couvre-feu bi nga xamante ni ñëpp dañoo war a toog seen kër respecté ko amul doomi milliardaire amul doomi jaaykatu yéet ñëpp ko war a respecté ñu jox leen autorisation loolu nañ ci ubbi enquête kan moo leen jox autorisation bi ñu dem Almadi dajaloo foofu noonu di drogué wu ak kan moo leen di livrer drogue bi il faut que ça soit clair Moustapha Cissé Lo waxoon na ko fii ne drogue bi milliardaires yi ñoo ko fii indi
ñooy tabax kër yi ci VDN bi kër yu gaaw yi loolu yëpp xaalisu drogue la te drogue ku amul doole sama classe gi mënuñ kaa dugal Sénégal nañ waxante dëgg il faut que ça soit clair ñoom it neen seen biir ñoom xamante nañ parce que Sénégal loolu moo fa am ñoom ñooy ànd il se fréquente doomi milliardaires yi ñooy ànd parce que wax nañ ci doomi Sayer Seck bu jàmbaar xam nañ ne borom xaalis la wax ci doomi Ahmed Amar le défunt milliardaire ak doomi kanati sax am na ñeneen ñu tuddaat doomi Baba Diaw itok donc kon da lay wër ne xeebaate bii nii am Sénégal dafa yàgg mooy li ñuy tuddee dërëm ak dërëm ñooy ànd benn expression wolof la boo xam ne man sax dama cee àndut loolu Sénégal ñu bëri noonu la ñuy dundee maanaam yow sa baay bu amee xaalis yow doo ànd ak doomi baadoola bi quoi parce que kii papaam amul xaalis ci baraag la dëkk wala ci sakket la dëkk donc yow su fekkee sa baay wala sa yaay c'est un milliardaire yow doo fréquenter sax ki nga xamante ni moom pauvre la da nga koy xeeb te loolu lu war a jeex la Sénégal te jii réewu tubaab bi da nga fay gis benn milliardaire laa la wax nii di dawal oto bu cher Lamborghini wala Porsche gis doomi baadoola boo xamante ni papaam chimique lay fayeeku bu ñëw na ko dama laa nopp mu ne ko nobbuma la je t'aime pas mais ñun dañoo nekk ci dëkk boo xamante ni société boo xamante ni matérialisme moo ñuy dundal xaalis mooy tax ñu respecté la xaalis mooy tax ñu jox la cër yaay doomi ministre yaay doomi président yaay doomi directeur société bii nii yaay doomi milliardaire bi yow la ñuy gën a jox cër yow la ñuy gën a respecté ba pare da ngeen di marginaliser ñi nga xamante ni ay pauvre lañ di ànd yéen i nen te su ngeen di ànd su fekkoon seen ànd bi sax lu baax ngeen di def ñu mën a wax mais ànd bi yëpp lu bon rek ngeen di def drogué wu nan sàngara tux yamba kon loolu war nañ ko lijjanti bu baax a baax Sénégal li tax sànq ma wax ne dafa nekk dëkk boo xamante ni dafa faible société bu feebar kon autant pour moi société bu feebar mooy ku amul xaalis yow doo tekkiwoo dara lañ lay wax tekkiwoo dara soo nekkee comme sama classe gi nekk bañkat lu ñu lay njëkk a wax sax mooy da ngaa soxor quoi loolu rek mooy argument bi maa ngi ko doon leeral fii sànq si sama live yi passé argument bi toujours mooy soo leen critiquer rek dañ naan yow da nga iñaan te pourtant am na ñoo xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw mais ñu ngi lu ñuy am ñoom ñu ngi ciy contenté wu bu baax a baax bëri na am na ñoo xamante ni ay alal ak ay milliards ñoom loolu tiitalu leen parce que xam nañ ne loolu nekkut luy continuer ci àdduna fii léppay jeex lu dul jeex amut ay xaalis ak ay étage ak ay oto yu rafet loolu compté wul bu la ko yàlla mayee nag ñu xam ne yàlla moo la ko may wala nga ñafe liggéey nga am ko mu lew la loolu dañu la ko yéene ba pare nag nga respecté ñi nga xam ne amuñ xam ne wërsëg yi ñoo tolloowul mais pas ngay xeeb ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw te Sénégal gis nañu ne loolu daf faa yaatu trop da ngay gis koo xamante ni dafay juddu ñàkk wala mu juddoo ci benn famille bu pauvre di ñafe ba am xaalis ba tekki comme ni koy sénégalais di waxee ñoom pour ñoom am xaalis mooy ku tekki mooy ku am xaalis quoi ñoom sax expression boobu la ñuy utiliser quoi soo amee xaalis ñu ne tekki nga quoi donc kooku da ngay gis ne bu mu nekkee école di jàng wala mu nekk di ñafe di jàng métier avant muy réussir dafay dem di fréquenter ñi nga xamante ni dañoo seen loxo dafa jot seen ginnaaw ay doomu patron lañ doomu borom xaalis mais da ngay gis ne moom dañ koy daw duñ nangoo ànd ak moom su leen ñaanee jabar ñu bañ lu mu leen mënti wax dañuy bañ maanaam duñ ko def sax nawle dañuy jàpp ne waruñoo ànd ak moom mais il suffit que mu ñafeel boppam moom ba tekki rek da ngay gis ñi ko bañoon ñëpp ak ñi ko doon daw ñëpp dañuy dawaat ñëw pour approcher wu bëgg am ak moom relation moo tax ku fi am xaalis te xamoo sa bopp ku fi am xaalis sax xamoo sa bopp surtout doomi baadoole ñi nga xamante ni sama classe gi ils sont issus des familles pauvres ku si ñafe ba yàlla dimbale la ñi la doon daw démb ak ñi la doon marginaliser démb nga ubbil leen seen porte yi ku ñàkk fayda ngay doon man dooma daw démb parce que damaa ñàkkoon ma am nga may bëgg a fréquenter di xaritoog man jamais de la vie parce que société bi moo bindoo noonu ku am lañ xamuñ ku ñàkk
ku ñàkk dañ lay xeeb te am na si ñoo xamante ni seen bàyyi ñoom seen xaalis yi amuñ ko dignement c'est des voleurs ay sàcc lañ am na ñoo xam ne drogue lañ jaay pour am xaalis am ñoo xamante ni dañoo accéder au pouvoir pour mën a sàcc xaalisu sénégalais yi xaalisu baadoole yi ñuy xeeb moom la ñuy sàcc seen doom yi di ñuy jaay xamadi di brandir des liasses de millions dans les réseaux sociaux gis nañ ko le fils d'Aly Ngouille Ndiaye def na ko di saaga sénégalais yi di leen moquer te baayam amul métier lan lañ ko xamee politique dafay politique moo tax mu nekk milliardaire ñeneen ñi dañuy am relation ak politique yi ñeneen ñi dañuy am relation ak politique yi ñu former seen benn lobby di joxante ay marché des marchés gré à gré di sàcc xaalisu sénégalais yi duñ ko teg ci yoon ñu mérité marché yi yore ay entreprise di ñafe duñ leen ko jox mais xam nga ñan lañ koy jox seen xarit yi lañ koy jox après ñoom tamit ñu séddoo loolu la rek loolu moo fa am léegi nag loolu ku tax sa doom réew xamadi ba tax ñu décréter état d'urgence ak couvre-feu ngay génn di dem ci ay appartement privé di organiser des soirées privées di fa drogué wu kooku dañu la war a teg ci yoon te lii ñun danañ ko xeex jusqu'au bout il faut que la justice soit faite ñu xam lan moo tax xale bi dee ak lan moo tax ñoom ñu am autorisation oser di génn pendant le couvre-feu te génn ci loo xamante ni lu am njëriñ la mais dañoo génn parce que c'est des fils et des filles milliardaires il faut que ça cesse Sénégal fii kenn gënu fi kenn lu yàlla wax ci alxuraan daf ne inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën a ragal yàlla kooku moo gën ñëpp mais waxul mukk ne ku gën a riche moom moo gën nit ñi te Sénégal képp koo xamante ni da nga am xaalis wala sa baay am xaalis rek da ngay jàpp ne yow yaa gën Sénégal yëpp tu te crois tout permis lu la neex nga def doomi baadoole yi nag ñoom ñooy payer les pots cassés toujours quoi ñoom lay force de l'ordre yi di jàpp ci mbedd mi di leen bastonner di leen toroxal doomi milliardaires yi génn di caaxaan di drogué wu te drogue bi ñu ko fiy indi dañ leen a war a topp ba mu sës ñaf leen ci kaso bi parce que ñoom ñoo mérité prison ñan lañ fi jàpp di tëj ay Guy Marius Sagna nga xamante ni ay causes yu noble la ñuy défendre nekk ci combat bu noble ñooñu la ñuy jàpp di leen emprisonner di leen toroxal di dénigrer ay Ousmane Sonko nga xamante ni dafa ñëw pour changer complètement le système mais kooku dañ koy jàppee benn ennemi mais ñi nga xamante ni ñoom ay drogué lañ ñi nga xamante ni cagaay lañ fi nekkee di doxaan jabaru jàmbur yi di violer xale yi ñooñu lañ war a jàpp tëj leen ci kaso yi ak doomi milliardaires yu jàpp ne ñoom ñoo gën sénégalais yi ba ñu décréter état d'urgence ak couvre-feu ñu nekk fii di génn di dem ci ay appartement privé di drogué wu ba xale bi jël overdose ba dee ci il faut que mu leer amul doomi Youssou Ndour rek ay doomi wala goro Youssou Ndour rek ay doomi Ahmed Amar rek Sayer Seck ak ñooñu ak doomi jaaykatu géej bi doomi jaaykatu jën bi ñoo yem milliardaire da ngay dee Pape Diouf a ngi nii fekkoon ay xaalis mooy tax mu wér ku noonu wér na Pape Diouf ancien président Marseille coronavirus moo ko yóbbu Madou Dibango le saxophoniste camerounais l'international lan moo ko yóbbu du coronavirus bi am na ancien ministre boo xamante ni coronavirus moo ko yóbbu France moo ko yóbbu Boris Johnson l'actuel premier ministre bu Royaume-Uni Angleterre instant bi ñu ngi ko hospitalisé kon yàlla xamul milliardaire xamul pauvre feebar bi ñi nga xamante ni ñoom ñooy wér ñu bëri c'est des pauvres su fekkoon xaalis mooy tax doo dee kon ñooñu ma tudd léegi duñ dee am na ñeneen ñoo xamante ni ay milliardaires lañ dee nañ kon affaire ay am xaalis ak ñàkk xaalis yooyu compté wul loolu Sénégal lay compté quoi ñoom ñoo nekk di dund ay affaire u xaalis kii doomi c'est un fils d'un milliardaire damaa war a am complexe am dama ko war a topp gis nga ñooñu su fekkee yow doomi baadoole nga boo bëggee am accès ci ñoom rek mooy da ngay nangoo nekk proxénète
wala nga nangoo nekk dunguru proxénète mooy ki nga xamante ni day dem di leen utal ay gel yi ñuy tëddee ay caga quoi ngeen baal ma ci expression ñooñu rek la ñuy nangoo àndal di leen dunguru mais suñ classe yi nga xamante ni dañoo diñ nekk ay bañkat faalewuñ ay milliards faalewuñ ay oto yu rafet faalewuñ ay kër yu rafet xam ne dañuy dee bàyyi ko fi ñooñu dañoo soxlawul di ànd ak ay doomi milliardaires yoo xamante ni c'est des drogués ñun soxlawuñu leen on n'a pas besoin de les fréquenter. xeebaate yàgg na am Sénégal ak gënalante parce que lii nii discrimination la li tax mu nekk discrimination mooy lan moo tax ñu leen di jox autorisation ñoom ñuy génn yore seen oto lan moo waral loolu maanaam buñ tegoon 1 milliard ci table bi état d'urgence bi ñëpp a ko war a respecté doomi baadoola beeg doomi borom xaalis bi ñëpp ci war a yem loolu moo war a am Sénégal te loolu ñun danañ ko xeex ñun ñoo ñu koy xeex ñun lu ñu ci fekk dañuy jël su eboon nag ñu traité ñu de tous les noms d'oiseaux da ngeen a soxo rek c'est-à-dire ñun soxlawuñu ay xaalis ñun yooyu intéressé wuñu quoi parce que fii boo fi amee xaalis mi da ngay dee dee moom ñëpp koy def da ngay accidenté dee mën ngaa accidenté dee mën ngaa dugg avion mu daanu nga dee ñaata avion ñoo fi crash ay milliardaires daanu ci dee est-ce que milliards yooyu mën na faj dee bi mën na indiwaat bakkan bi boo nekkee milliardaire boo tabaxee des centaines de maisons au Sénégal est-ce que 100 maisons yooyu yëpp yow da nga ciy fanaan ci benn guddi benn kër nga ciy fanaan benn néeg benn lal salon bi lu mu rafet lu mu rëy benn place rek nga mën a toog wala nga tëdd ci benn fauteuil di seetaan si télé te doo dee mukk ba ñu jël xaalis boobu dugal ko si pax bi wala jël or yi wala jël kër yi suulaale la ko wala ñu suul la ci kër gi boo dee sax xam nga dañu njëkk a wax génnee leen néew bi ci kër gi loolu la ñuy wax génnee leen néew bi parce que su yàggee dafay xeeñ kon doomi aadama du dara nit yàpp la sédit deret ndox moo tax su ma gisee man kuy jéem a xeeb nit wala ngay jéem a xoolee nit ñi yenn bët yi di leen jéem a marginaliser xam nga foog ne yow yaa gën nit ñi parce que yow da ngaa yore xaalis wala sa baay dafa yore xaalis wala yow yaay doomi président bi wala yaay doomi milliardaire bi ba tax ngay xeeb nit ñi di ànd yéen i neen te seen ànd boobu yëpp doxu leen ci yàlla doxu leen ci yonentu doxu leen ci charia doxu leen ci tous lu dul heure bu ngeen wéetee sexe drogue sàngara ci loolu rek ngeen nekk. moo tax keroog affaire sumbulu bi lii nii rek moo ko waral parce que ni mu waxee moom yëfu xeebaate la moo tax mu dem ba oser sax di wax ne kaw-kaw yi c'est-à-dire dañoo salte yii rek moo koy waral mooy affaire yi xeebaate mooy yow boo demee ba nekk au sommet ci lu ñu foog quoi pour ñoom ñu ngi au sommet dañuy jàpp ne ñoo gën ñëpp que ça soit nga nekk benn woykat dem ba siiw wala nga nekk doomi milliardaire wala nga nekk benn théâtre kat bu siiw